jëf mbokki internautes yi ñuy topp ci seen biir seen SDTV ñu ngi leen nuyu di leen ziar di am mbégte ak kontaan di àndaat ak yéen seen émission parole d'entrepreneur muy émission bi nga xamante ni dañ ciy ànd ak képp ki nga xam ne mi ngi yëngu ci wàllu mbiram entrepreneuriat ñu am ci mbégte ak kontaan di ci dalal ki nga xamante ni mooy docteur Macoumba Diouf nekk directeur général horticulture nekk aussi maire de la commune de Latmingué docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu mboolem ñi nga xam ne ay internautes lañu te bari lool te di suivre seen liggéey li SD di def ñëpp la intéressé ndax dafa am njariñ ci askan wi moo tax lim bu am solo bu ngeen am ci ay internet bettul kenn ñu am nag léegi tey dalal leen fii waaye di nuyu seen internet yu bari yooyu di leen ñaanal jàmm di ñaan waxtaan wi nga xam ne ñu ngi ci bëgg a dugg te nga xam ne lu jëm ci wàllu entrepreneuriat moo ko tax a jóg ñu ñaan suñu borom def ko waxtaan bu am njëriñ. jërëjëf docteur ci appréciation yooyu mbokki internautes yi suñu waxee parole d'entrepreneur ñu dalal ci ki nga xamante ni mooy directeur horticulture jàpp naa ne ñu bëri war nañu poser question bi li ko sabab nag mooy ñu bëri ci suñu internaute dañuy laaj ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu horticulture dañuy laaj naka lañ mën a def ba bénéficier wu ci orientation yi nga xamante ni direction bi ñu ngi koy def wala état bi mi ngi teg ay politique pour accompagner les entrepreneurs ci biir loolu nag ñu ne faw ñu jéem a dox li nga xamante ni mooy kaddu institution bi ci biir loolu ci lañ ko invité mu yombal ñu invitation bi loolu di ko sant di ko gërëm question bu njëkk bi ñu lay laaj docteur mooy horticulture mooy lan pour ñi ko bëgg a xam mooy lan. jërëjëf wax nga dëgg horticulture Cheikhou lu am solo la ci réew mi def ay jéego yu mag ci réew mi ci diggante 2012 ak léegi mooy ci diggante bi fi président Macky Sall nekkee ak léegi ndax ci wàllu gis-gis moo njëkk a am gis-gis bu leeree ak bu matalee ni bi mu am ba jëlee horticulture fa mu nekkoon ba mu yegg si fi mu nekk tey ba tax war na ma ne ba tax tey ngay poser question boobu ndax foog moo ne 2011 doon nga poser question bi dama faral di ko wax nit ñi léegi mais laaj bu ma faral di jot la at yi passé mu neex ma ba pare xaw maa metti neex ma parce que dafa wane ni am na lu bougé ci sous secteur boobu ba tax nañu di laaj lan la wund ci lu wér mu xaw ma tiis aussi ndax bu fekkee 2018 2019 2020 la ñu war a xaar pour soog a gis secteur bu amee noonu doole ak njëriñ muy bougé ba ñuy laaj secteur boobu mooy lan loolu it lu tiis la ci wàllu gis-gis ci wàllu politique mais li ci am solo mooy comme on dit mieux vaut tard que jamais maanaam mu yéex moo gën mu ñàkk a am kon jaajëfee président Macky Sall en termes de vision ak en termes de choix politique ci tànneef ci wàllu lu war a jëmale réew mi ci wàllu koom-koom ca kanam il faut que ñu jaajëfal ko gis nga li ma la wax soog laa tontu horticulture boobu ci wolof ñu ngi koy faral di tuddee mbéyum noor ñii di ko wax mbéyum dër waaye ñaar yooyu yëpp du tur yu dëggantaan ndax horticulture mbéyum waxtu wu ne la preuve fi ñu toll nii ci nawet la nekk dana mais boo demee di nga gis ay toolu bisaab di nga gis ay toolu batañta kanja kaani du jeex mais yooyu ay culture horticole la te pourtant ñu ngi koy béy nawet noor bi moom lépp horticulture la noor bu sedd beeg noor bu tàng bi ñuy wax contre saison froide ak contre saison chaude yëpp légumes lañuy def ak ay fruits kon xam nga horticulture mooy mbéyum waxtu wu ne te tur bi gën a siiw ci Sénégal ñu miinee ko mooy mbéyum noor ñi naan mbéyum dër waaye ci ni ko nguuru Sénégal firé ñeenti pàcc mooy horticulture ci Sénégal mooy mbéyum légume ñu koy wax culture maraîchère mooy mbéyum fruit mooy meññeef ci mel ni ay mango banana ak yooyu fruits yi ñu koy wax culture fruitière
mooy mbéyum fleur ñu koy wax floriculture ak mbéyum li ñuy wax plante ornementale mooy gàncax yu taaru yooyu nga xam ne dañ koy def ci bërëb pour rafetal pour taaral bërëb même bu dee duy am ay fleur ak duy am ay doom li ñuy wax plante ornementale kon ñeenti pàcc yooyu mooy horticulture fii ci Sénégal mu nekk nag ay pàcc yoo nga xam ne ñaari lañ gën a miin mooy légumes yi ak fruits yi mais fleurs yi ngay gis moo ëpp koom-koom moo ëpp valeur ajoutée moo ëpp koppar fuuf légumes yi ak fruits yi li ñuy bëri li ñuy wax valeur ajoutée ci tubaab horticulture boo demoon réew ci mel ni Kenya Éthiopie Tanzanie tey ay cargo ñoo fay jóge par semaine 1 ou 2 fois par semaine pour dem réew yu mel ni Hollande bu ci nekk année bu ci nekk ñu dugal ci ay milliards bu jóge ci ay fleurs njaayum fleur léegi ñi nga xamante ni tey dañu nekk biir Sénégal di yëngatu ci wàllu horticulture buñ ci bëggee bénéficier wu ci orientation wala ci formation fan la ñu war a mën a jaar ba am appui boobu noonu. jërëjëf formation bi bëri na léegi ay kuréelu nguur gi yu koy def maa ngi njëkkee d'abord ci enseignement supérieur gis nga ne moo tax ma tuddee ko dama ko bëgg a tuddee système de formation parce que kuréel yi koy def dafa wutee moo tax ma tuddee ko système enseignement supérieur am na fa boo demee université yu mel nii par exemple université El Hadj Ibrahima Niass bu Sine Saloum nga xam ne bu Kaolack nga xam ne université à vocation agricole la maanaam mbéy rek lay jàngale ci fan yu ne mbéy ni ñuy béyee li ciy ñoree ni ñu koy jëriñoo ak yooyu am na fa formation bu fa am ci lu jëm ci horticulture depuis niveau ouvrier agricole ba ci niveau cadre nga dem université de Dakar am na master bu ñuy wax GEDA ci affaire horticulture lay def am na école privée yu fi nekkit yuy def loolu kooku c'est la formation universitaire nga jël kuréel gu ci mel ni ONFP mooy office national de la formation professionnelle dañu koy def nga jël école yi bokk ci suñu ministère ñun par exemple CFPH centre de formation professionnelle horticole ak centre d'initiation horticole yi centre de perfectionnement maraîcher bu Mboro woon et cetera maanaam y a un réseau d'écoles de formation bari nañu yuy former niveau BTS technicien horticole et cetera nga ñëw ci ñun ci mel ni direction de l'horticulture ci mel ni ay ANCAR kuréel yu mel noonu nga xam ne ñun formation pratique la ñuy def dañuy def aussi de la formation kon pour tontu sa laaj dafay dépendre ci nit ki niveau bi mu am bu dee jeune nga am diplôme BFM wala nga am sax niveau BFM wala nga am BFM wala nga am niveau bac wala nga am bac am na ay formation yu am pour yow nga am niveau nga am sa master même chose nga bëgg a am sa master même chose jànguloo du tout terewul ñu mën laa former mooy li ma tuddee formation pratique ñun dañuy jàngal ñi jàng ak ñi nga xam ne jànguñu ñu koy def par démonstration maanaam par won la naka la ñuy defee pépinière naka la ñuy jiyee soble naka la ñuy jiyee pomme de terre nañ koy buté nañ koy toppatoo ba nga xam ne ci pratique da nga koy daal di mën a def kon xam nga kon formation bi kon ci sa laaj bi formation bi kon yaatu na mais aussi niveau de formation ak type de formation boo bëgg rek offre bi am na tey Sénégal ba ci projet boobu ñu koy projet PSE EJ mooy PSE bi nga xam ne day former ndaw ñi ci wàllu entrepreneuriat jeune te madame Diallo diriger ko donc sans compter le dispositif d'école privée nga xam ne c'est à foison dans le pays. soo gisee c'est-à-dire soo gisee tey ñu laaj la question bi sax. parce que
ndaw ñu bëri ñi ngi ci milieu bi amuñ formation bi. ñu bëri tey dañoo dem toog am seen foncier seen suuf wala seen maam am seen suuf ñu ne ñun ko war nañoo commencé jóg di bay jaxatu di bay kànje di bay kaani di bay leneen ak leneen nekk ci ñii yenn saa yàlla dimbale leen ñii yenn saa ñu am si ay tolof ba tax na ñu bëri dañuy laaj boobu ne est-ce que réellement am na formation bi te jàpp nañ li nga expliqué léegi formation bi am na mais dafa manqué communication bi su ma déggee bu baax. loolu xëy na effectivement du ma ne la déet loolu lu mën a nekk la mais en tout cas ñun li ñu recevoir ci ay ndaw yi ñu gunge diggante ñett wala ñeent at yi passé mosul am ñun liñ ci jàngee ñun direction horticulture mooy nit ñi gën nañoo xam du horticulture gën nañoo xam direction bi ndax sinon du ñëw vers les structures te xam nga aussi nit ñi ñëw vers les structures de l'État moo gën a yomb structure de l'État yi dem ci nit ñëpp donc ñun li ñuy def mooy fu ñu ko def rek ay jeunes yi nekk ca gox ba xamee ca daal di ñëw tamit maanaam action yi ñuy def day tax nit ñi gën a xam ne ndekete ministère de l'agriculture et de l'équipement rural mu ngi jàppale ndaw ñi ci affaire horticulture pour jox la ci preuve projet yu bari tey ñu ngi yëngu ba ci ANIDA bi ngay dégg ci ministère agriculture la bokk ci ay activité horticole nga xam ne ñun du ñu yem rek ci formé la dañuy ministère bi ak projet yooyu dañuy am sa possibilité gunge la dimbalal ci nga am ndox par exemple teen wala lu ni mel wala pompe wala matériel agricole wala jiw donc day am accompagnement ma cité la ci quelques exemples maanaam projet bu ñu wax Proval CV Proval projet bu mag la buy soog a door PDRS moo ko jiitu woon dañ na ko def mais li PDRS doon def moom la Proval nar a def mooy projet de valorisation des eaux pour les chaînes de valeur ñu koy wax Proval CV kooku ci ministère agriculture la nekk am na projet ñuy wax projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans les Niayes ci sama direction ci le projet boobu wékku donc day gunge ndaw ñi exactement la même chose maanaam jàppale la genre projet à frais investissement à frais partagé lay def day ñëw par exemple nga am sa suuf comme ni nga waxee sa foncier nga ne mais aw ma possibilité bu ma def ndox projet bi jàppale la nga am teen par exemple bu am ndox jàppale la par exemple nga clôturer xam nga kon pare nga pour liggéey léegi peut-être mu am ci lu mu la dimbale ci wàllu jiw wala engrais bi dañ koy subventionné mais mu gunge la nag et foofu c'est très important pour nga def projet pour soumettre ko structure bu mel ni DER mooy délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes DER lu muy def moom du maye day leble mais pour mu lebal la pour nga am projet bu crédible di koy gënal mooy mu wóor ko ne yow Cheikhou mii am nga suuf mais jàngal nañ la liggéey bi am nga daal ay conditions yoo xam ne bu ñu la lebalee xaalis da nga koy investir pour béy mais du dugg ci feneen. D'accord mais bu fekkee daf lay finance fekkee yow yoruloo dara. c'est pas sûr. parce que surtout que yow mosuloo entreprendre kon ñun direction de l'horticulture li ñuy def kon bokk na ci mooy capacité nit ki tàggat ko muy benn dimbale ko mu am gunge ko ci projet encore que loolu du suñu premier travail parce que ANPEJ sax daf koy defal jeunes yi mën na la gunge nga def projet maanaam kuréel yi def loolu daal bari na mais ñun mën nañ li ci gunge ADPME aussi daf koy def di gunge nit ñi pour ñu am projet mais ñun tàggat la gunge la ci wàllu projet bi pour ay investissement de départ ba nga xam ne yow di nga ci mën a génn loolu ministère bi daf koy def à travers la direction et à travers d'autres projets d'accord jërëjëf docteur ñu ngi fàttali suñu mbokku internautes yi ñuy seetaan tey ñu ngi dalal ki nga xamante ni mooy docteur Macoumba Diouf nekk directeur horticulture nekk tamit maire Latmingué docteur ci foofu nga jeexee lay ñëwaat parce que wax nga sànq encadrement bi ak accompagnement bi est-ce que bu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci milieu bi bu ñu defee li nga xamante ni moom la ñu war a def ba pare est-ce que am na régularisation maanaam ci wàllu njaay mi prix yi est-ce que am na régularisation. waaw régulation am na ci réew mi mu ngi yàgg si nag depuis 2005 su ma jumul ak 2003 daal ak 2005 la ñu ko door ci côté horticulture maanaam produit horticole yi parce que xam nga régulation pour nga mën ko def
il faut nga am looy ñorle ci réew mi nga mën a wax ne boo ñorlee te boo amee lu doy ci légume sangam par exemple nga ne beneen légume du fi dugg si bu légume li nga ñor la woon bu jeexee nga ubbi pour que légume dugg si. système régulatoire juróon na coow système boobu ngeen abordé woon am nañ ci bëri doon nañ ci coow. non en fait ñii ne li tax ñu tëj wala ñii commerçant yi mag ñi ne waruñu tijji ba mu mujj gi yëf yi di am. non loolu moom xam nga rek ci domaine nu commerce. du ci ñàkk ndax ñoom commerçant yi profit moo leen intéressé. bénéfice. nu mu gën a bare gën a baax. dëgg la ñun. dañoo bàyyi xel commerçant yi. war nañoo am bénéfice waaye dañoo bàyyi xel consommateurs yi parce que bul fàtte ne direction nationale la ñu yore di yore ay moyens nguur di ko def ci mbéy mi loolu pour lan la pour sénégalais 16 millions yi ku ne gis sa bopp moo tax kon du ñu nangu it bàyyi sénégalais yu nekk otage yu quelques commerçants yuy am ay bénéfices nañ ko am ñun bañuñu ko ma leeral ne bañuñu ko wala ñu am bénéfice mais waruñu xaabaabal ba lor le consommateur bi nga xam ne moom it moo taxoon président subventionné jiw subventionné engrais comprendre nga organiser régulation bi yombalal exonérer yenn matériels yi yooyu yëpp pour encourager ni ñu béy mu bari mais loolu c'est pour que les Sénégalais dans leur entièreté dans leur globalité ku nekk gis ci sa bopp defuñ ko pour mu am quelques nit ñuy jëriñu ak ñeneen ñuy loru kon régulation boobu macha allah c'est l'occasion ñu féliciter suñu xarit Amadou Abdoul Sy bu agence de régulation des marchés ñoom ñoo ko yore mais ñu ngi koy defee vraiment nu mucc ayib maintenant coow li ngay dégg en général ci début régulation bi la wala ca fin ba ci début bi day fekk ñu ñorle ñoom ñu bëggoon xëy na am na ñu def ay rétention de stock wala am na ñu ñoo xam ne bëgguñu li ñu ñor rek teel a dikk ñu bëgg simuler genre stock yu manqué pour mën a yokk seen prix léeg-léeg mu am ci bu ko defee ñun ñu ne déet bu dee ca fin ba léeg-léeg ñu bëgg affaire bi gën a yàggaat te bu yàggaatee mën na am rupture ñu ne nañu ubbi quand même mu ñëw bu ko defee béykat yi fi nekkoon ne mënoon ngeen ñëw may mu gën a yàggaat alors que ñoom li ñu bëgg mu ñu dem ba mu yegg ci tàkk te bu jeexee tàkk day am rupture ci marché bi nguur gi am problème kon xam nga affaire balance la loolu mooy affaire mais régulation bi am na te lu ñuy rafetlu la ndax bëri na réew yu mu amul ba producteurs yi ils sont laissés à eux-mêmes consommateurs yi tamit ils sont laissés à eux-mêmes maanaam libéralisation entre guillemets bugguma ko tuddee noonu bu sauvage ba nga xam ne mën sa morom wan la day nekk dundu jën te loolu xam nga aussi gënul ci réew jërëjëf ñu ngi ci suñ cappaandaw ci njeexalu émission bi docteur rupture bi nga wax ci li ñuy ñëw rupture tey ak contexte Covid 19 bi mënuñ ko ñàkk aborder lan mooy li nga xamante ni tey seen secteur bi ñu ngi koy dund ak Covid 19 bi. jërëjëf naa ne luñ doon dund luñ doon wala luñ naroon a dund. noonu laa lay tonton li tax wax ko mooy xam nga horticulture mooy sous secteur bi nga xam ne moom rek moo dooroon am ay jafe-jafe bi Covid bi dugg si. parce que bu dee xam ci nord bi la ñëw 2 mars ci la dugg Sénégal fekk na mbéyum nawet boo passé ñor na bu ñu wowal ko ba denc ko muy gerte suuna mboq ak baseeg lu ñu mel xam loolu mënul woon am problème kon li doon soog a ñor moo dooroon am problème dooroon laay wax parce que président mujj na ko réglé ban problème la woon mooy le 2 bi mbas mi dikkee président dafa jël ay mesures wax ne nañu dakkal gàmmu yi maanaam rassemblement yu mag yi nañu dakkal marché yi ba ci luuma yu mag yi nañu dakkal dem ak dikk bi diggante dëkk yi te yàgg naa di wax ne jaaraamaay président parce que bu dul woon moom njaaxum am mais defe naa avenir wala boog histoire jox na ma dëgg dama doon faral di wax ne bu doon mbir mi école la damay jàpp ne gérer Covid 19 Sénégal école la ci. barke Dembo Ndiaye l'histoire jox na ma dëgg parce que nee nañ ci àdduna kulluhum Sénégal moo jël 2e ci gën gaa rafetunu anam nu mu saytoo affaire Covid bi ba lor ba
mu ngi am gaa waaye yeggul fenn fi loolu kenn waxu ko ñun waxuñu ko ñoom ñoo ko wax li tax ma wax la lii nag mooy bi mu dugg see président jël matuwaay yooyu dafa am lor bu mu indi mais jaroon na ko lor bi mu indi ci béykat yi mooy mbéy bi dafa commencé woon di lamb ndax soble bi dafa tuur woon bari carotte bari chou bari pomme de terre bari xew yi ñu dakkal leen dem dëkk bi ñu dakkal ko te fu ñu denc loolu ndax c'est des produits frais ba du yàqu néewoon kon xam nga jafe-jafe taxawoon na président ne du ma leen seetaan DER la jël ne ko na financer 15 commerçants benn 1 milliard de francs CFA li ñuy wax fonds revolving mooy fonds boo nga xam ne buñ ci jëlee jëndi bu jeexee ñu delloowaat fa la fa nekkoon ñuy jël di jënd ba loolu di jeex ci tontu bu gàtt 2 secondes rek est-ce que Sénégal am na stock boo xamante ni tey loolu mën nañ ko fa def foo xamante ni mën nañ fa def chou yi ngay wax ak carotte beeg yeneen meññeef yi nga xamante ni war nañ ko mën a def est-ce que am na ko justement manque boobu moo taxoon tey mooy priorité bi du programme de relance wala bokk na ci priorité yi ci li ñuy wax programme de relance de l'économie nationale yaa ngi koy dégg te volet horticole bi nekk volet bu mag mu war a am volet ceeb ak yeneen céréales yi donc tontu bi mooy naan nañu parce que loolu secteur privé moo ko waroon def naan nañu lu ñu ko defee dans le cadre d'un partenariat public privé mais loolu waroon lamb waxoon naa ne trouvé na ci solution mais jël na aussi 1 milliard beneen dugal ko ci pour jënd pomme de terre ak soble jox ko 65000 ménages ci aide alimentaire bi nga doon dégg am na juróom benn fukki junni ak juróomi junni njël yoo xam ne jot nañ ndimbal en plus de ceeb ak diw ak yooyu ñu doon joxe jot nañ ay légumes ci diir boobu kon loolu xam nga ñaari solution yi moom le président trouvé woon pour que jafe-jafe bi juddu woon ci njaayum légumes yi mën a saafara. d'accord léegi ban message ngay wax ci ñi nga xamante ni tey ñu ngi ci kaw gi suñ ko mën a tuddee noonu parce que horticulture léegi milieu la boo xamante ni gis nañ ne waa taax yi ñu ngi ci dugg te bu njëkk kaw ga lañ ko xamee woon donc ban message nga leen di wax ak ñi nga xamante ni ñu ngi ci activé wu ku ci bëgg orientation soit formation wala semence fan ngay jaar ak yooyu. jërëjëf appel bi mooy engagé béykatu Sénégal ci ñu def mbéy métier ci naka métier ci li ma xam man bu dee définition bi faram-fàcce bi wala prix mi changé wul métier mooy yëngu bi nga xam ne li ëpp ci sa jot moom moo koy jël boo demee ba war a noppalu ñu tuddee ko congé maanaam noppalu bi mooy gën a tuuti yëngu bi kon agriculture comme métier nekkul mbéyum nawet rek kon du tudd métier kon maa ngi def appel moo xam jeunes yi moo xam jigéen ñi moo xam adultes yi ci ñu gën a jublu ci horticulture. d'accord ndax mooy tax bu nawet wàccee nga mën a béy ci biir noor bi fekk defoon nga sax ay légumes ci nawet bi mooy tax tout le temps ngay béy mooy tax li ngay am ci mbéy oom ba mu jaral la toog def mbéy métier mooy tax réew mi koom-koomam suqaliku ndax li muy indi ci koom-koom moo ëpp y compris buñ koy jaay bitim réew ndax dañ koy exporter mooy tax dund gi gën a ñoŋ ndax xam ngeen ne légumes yi ak fruits yi ferñeent ci ndar képp wér gu yaram ci la nekk donc mooy tax it ku nekk ci Sénégalais yi gis boppam kon maa ngi leen di xiir ci loolu te xam ne ministère de nguurum Sénégal à travers ministère de l'agriculture et de l'équipement rural dina leen ci gunge mu jaar ci tàggat mais mu jaar ci financement pour nga mën a liggéeyal sa bopp ci matériel agricole ci jiw ci engrais gunge la ba nga xam ne di nga mën a demal sa bopp. jërëjëf kon daal loolu mooy li nga xam ne ban mooy sa message kaddu gu mujj ak waa SDTV ñi nga xamante ni ñoom ñëw. kaddu gu mujj pour waa SDTV kaddu cant la. ak ngërëm. kaddu félicitation. mais aussi kaddu encouragement. ndax yéen a ngi béy waaru yaatu ci lu jëm ci koom-koomu réew mi. lu ko jëmale kanam. mais liñ ci dese dafa bari ba nga xam ne. pour ñu yegg ca émergence. waar wi leen dese kon yéen it. yaatu na moo tax ma ne maa leen di féliciter ci li ngeen defagum mais maa ngi leen di encourager bu baax. pour que ngeen percevoir parce que yéen a ngi ci yoon wi te soxla nañu bu mu jokkukaay yu mel ni yéen. nga xam dafa dëppook jamono ñëpp mën koo seetaan ñëpp mën koo suivre ñëpp mën koo dégluwaat. ñëpp mën koo teg waxtaanee ko. ñu leen di féliciter di leen encourager waaye di leen di wax bon vent. di leen ñaanal
yàlla dafa leen yokkaleen boog ay ndam ci yoon wi ngeen nekk. merci te ngeen xam ne suñu collaboration ubbeeku na pour ci yéen c'est chaque fois bu ngeen ko soxla. jërëjëf merci docteur ñu amoon mbégte ak kontaante di la dalal ci suñu plateau parole d'entrepreneur di la remercier ci émission bi ni ñu ko yombalee gis nañ ne sa temps xat na mais wax dëgg fa yàlla xam nga ne askan bi ñoo soxla woon sa jotaay ñoo soxla woon sa kàddu te jox nga leen ko ñu lay sant ci loolu di la gërëm ci loolu. mbokki internautes yi li moo nekkoon seen émission parole d'entrepreneur ñu leen di sant di leen gërëm ci topp bi ngeen ñu topp di leen jox dig daje ba beneen yoon di sant ñi nga xamante ñoom ñooy suñu techniciens yi ànd ak ñun muy directeur programme Danik ak ñoom Yadma ak képp ki nga xamante ni jàpp na ci émission bi ba mu yemb nii di leen sant di leen gërëm Cheikhou la moo nekkoon ci seen présentation bi jërë ngeen jëf ba beneen yoon.